mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte dellu si waat fii soir d'info am mbégte dalal Momar Ndao ñu ngi lay nuyu. El Hadj Abdoulaye Der maa ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp. yow yaa doon tête de liste ASCOSEN force ouvrière. c'est ça. dañ leen gàntal ci élection législative yi ñu dëgmal. ni fi Mamadou Diop Decroix jàllee démb ci laaj ak tontoog leeral lu ko waral yéen it ñu war leen laaj. seen liste boobu lan moo tax mu lajj fan lañ ko teg ci wàllu yoon. yoon la conseil constitutionnel wax wala dafa rax politique. waaw jërëjëf d'abord ñu wax lu taxoon ñu dem élection parce que. waaw am na ci solo yi. dañ gis ne depuis fanweeri at ak ñett ñi ngi défendre consommateurs yi. te gis nañ ne am na ay galgal yu gars yi di galgal des fois yoo xam ne bu fekkoon ne am nañ ay représentants. ci assemblée doon tax loolu du mën a nekk. bi ko membres yi waxee nag man ne leen non man bàyyi naa politique yàgg na ñu ne non Nations Unies moo wax ne fépp fu ñu jëlee ay dogal ay consommateurs war nañ fa taxaw di leen ñaxtu loolu moo tax ñu nangu ñu soobu ci. bi ko defee ñu ne dañuy laaj parrainage ñun ñu ñëw. mais ci soobu bi di ASCOSEN dafa am lu ci toftalu force ouvrière. ñan la kon léegi ci biir loolu ñu ne dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis. ci lañ àndee ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi liggéey. yi ñuy wax artisans yi waa secteur informel yi ak benn mouvement soutien boo xam ne ñoom tam citoyenneté lañ wax quoi pour l'émergence. pour xool comment faire daal pour que citoyens yi gën a jonkonte ak ñi nga xam ne moom suñ ko defee mu nekk solution. pour solo la su réew mi. moo tax ñu dajaloo ci benn coalition boo xam ne entité indépendante la ñu tuddee ko ASCOSEN force ouvrière. ci ban diir est-ce que amoon ngeen jot waajal mbir yi bu baax. balaa ñuy yegg ci concrètement waaw ci diir bu gàtt la ndax biñ ko décidé ak léegi mi ngi dépendre juste ci biñ génnee ci élection yi nga xam ne mooy élection locale yi. ñu gis ne su consommateurs yi jógul ñeneen ñooy toog di dogal pour ñoom. te bu boobaa day rëq ba léegi daal ñu ne daal. expliqué gooma sax lan moo leen gàllankoor mais ndax du diir bu gàtt boobu. tamit waajoon fi ba mën a. voilà indi këyit yu leer yu amul gàllankoor. xajoon na fi. waaw xaj na fi. ndax indi nañ këyit yu leer. am na ñu ko def waaw ndax def nañ ko am na ñu ko def. waaw bañ ko defee ñu ñëw déposé. nga 71 entité ñoo waxoon ne dañuy dem ci élection yi. maanaam juróom-ñaar fukk ak benn. ñaar fukk ak juróom maanaam 25 rek ñoom ñoo dem jàpp ne dinañ mën a déposer. ci ñaar fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom rek ñoo déposer ñoo xam ne matal nañ li ñu leen di laaj pour ñu mën a déposer. ba ñu déposer dañ ñoo jox benn reçu bu wane ne déposer nañ état mi ngi laaj 34 580 parrainage ñun déposer nañ 39 000 lii mooy reçu bi nga xam ne moom lañ lay jox boo déposer wax la tam région bu ne ñaata nga fa am. ñoom ñu ne seen ordinateur bi wane na ne déposé nañ 39 198. ba ñuy compter ordinateur bi ne 39 200 waaw kon ordinateur day changer numéro yi yokk ñaar. ci biir loolu ñu ne ñu da ngeen a am ay. li nga xamante ne bi mooy doublon. maanaam koo xam ne dafa parrainé ñaari nit. waaw dafa signé fii signé fee. voilà ñu ne am nañ 3394 doublon. ñu ne leen waaw yooyu ngeen di wax noonu est-ce que mun ngeen ñoo jox firnde yi ñu jox ñu ay documents. ñu ne leen lan mooy détail bi. ñu jox ñu détails yi ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom ñoo parrainé ñaari yoon. par exemple booy xool foofu dañ ne 3394 fii ci Dakar ñu ne am nañ 1037 doublons. waaw ñoo xam ne ñaari yoon lañ si ñëwee. mais ñoom ba tey seen document bi moo wax fii ci Dakar 171. maanaam ñun bañ leen laajee ne leen lii ngeen wax ci lan ngeen ko teg. bañ ñu joxee ca lañ ko teg ak li nga xam ne moo nekk bokkul. ndax boo ne Dakar 1037 doublons la ci benn document. jëlaat beneen document nga ne 171 doublons la. ba nga xamee ne laaj nañ leen ngeen leen waa 3394 doublons yooyu yan nit la. bañ ñu joxee seen tur ak seen numéro électeur boo ko dajalee. au lieu de 3394 466 la. waaw kon nag ñun ñu jàpp ne kon problème am na ndax la nga xamante ne bi moom la machine bi génnee. waaw ak li nga xam ne moom la war a génnee bokkul. loolu moo tax ñu def li ñuy wax requête dem conseil constitutionnel. comme ci code électoral dafa wax ne su ministère bi jëlee dogal boo xam ne d'accord ci. am nga droit saisir conseil constitutionnel oui. ñu saisir conseil constitutionnel bi ñu saisiree conseil constitutionnel ne ko
ñun d'accord uñ ci li ministre bi def comme arrêté ne éliminé nañu parce que ma ngi ko basé ci lii nga xamante ne mooy document yi ma la jox nga xam ne commission bi moo ko wax kon ñi ngi contesté li commission bi def ñi ngi contesté itam li ministre bi def basé ko ci li commission bi liggéey d'abord ñoom ñu daw responsabilité ñu ne li jëm ci commission bi ñoom waaw duñ ko saytu arrêté bi ministre bi def dinañ ko saytu mais arrêté bi mi ngi basé wu ci erreur kon ñun ñu ne leen léegi xool leen erreur yi fii Dakar nee nañ am nañ 1037 doublon 171 la Diourbel 798 te 16 la et cetera et cetera te yëpp ay documents la yoo xam ne c'est sur la base document wu ministère maanaam direction générale des élections du ñun ay documents yu ñu leen wax ñu ne ñu am na 7749 maanaam juróom-ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo xam ne seen taille justul waaye juróom-ñaar fukk waaw waaye ñooñu nekkuñ ci dossiers yi ñu leen jox wax kon jinne yooyu fan lañ jógee dañ inventé leen jox leen ay numéro yëpp wax ne ñii ni seen taille baaxul te ñooñu bokkuñ ci ñun defe naa firnde njaxtu yi moom bëri na mais léegi liñ bëgg a waaw voilà liñ bëgg a xam mooy yéen lan ngeen jàpp ni moo ko lal voilà léegi nag xam nga bu fekk bëggul ngeen bokk ngeen teew assemblée ba wax am baat consommateurs yi loolu nag wala moom politique la lu ko lal mooy loo xam ne teguwul yoon parce que conseil constitutionnel ñun ñëpp dañu am yaakaar ci ñoom pour que ñu wax yoon waaye conseil constitutionnel nee na ñun joxuñ leen firnde yi nga xam ne moom laay wax nii te jox la ko nii te mu nekk copie li ñu leen jox ñoom conseil constitutionnel kon ñoom kayit yi ñu leen jox te nga xam ne seen greffier bi parce que boo ñëwee di déposer greffier day wax jox nga ko kayit bi kayit bi kon li greffier bi wax ak ñoom li ñuy wax bokkul kon laluñ ko ci droit suñ ko laloon ci droit dañuy wax ne waaw lii nga wax ñun d'accord ci ndax loi nangam décret nangam ba mu jeex waaye jox leen ñu firnde te ñu jox leen firnde yi boo xoolee am na ñeneen ñoo xam ne photocopie carte d'identité bi sax jox nañ leen ko it yëpp ñu ne gisuñ preuve kon ñu jàpp ne écarté bi nga xam ne moom lañ ñu écarté du écarté boo xam ne ci droit lañ ko teg ci leneen lañ ko teg benn deuxièmement boo xoolee mbir yi ni mu demee rek ci biir li conseil constitutionnel di wax nee na la commission bi bind loolu rek moo am waaw commission bi su bindee lu ko neex nga am firnde yi wane ne li mu bind lu ko neex la ñu ne loolu moo valable kon kay jaraloon ñuy dem conseil constitutionnel kon kay jaraloon loi di wax ne su ngeen d'accordul ci li nga xam ne moom la ministère def mun ngaa dem conseil constitutionnel waa jar na ko ci ñenn parce que am na ñoo xam ni su fekkee am na fa ñu am gain de cause yéen bu dee kontaanu leen am na ñoo xam ni génnee nañ fa kontaan de non ñoom Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi notamment xam nga Yewwi Askan Wi dañ ko wax ne ko am nga droit changer ña nga déposé woon xam nga ay droit changer yooyu bokkul ak compter compter bu faux wàññi bu faux moom recommence wala kon Momar vraiment ñu war déggoo ci benn yëf mbirum parrainage bi ak ba ci parité sax indi na coow ci élection ndax waruñu toogaat gannaaw yi xëy na béy wee na mbuus mënuñu changer règle yi en cours de jeu mais lii bu weesoo moom ñu toog seet nuñ koy tëggaatee exactement parce que xam nga bu fekkee ne dañuy def parrainage pour bañ ñi nga xam ne dañuy caaxaan ñëw di waaw loolu sax xel mën na ko nangu wéy am na juróom-ñaar fukki nit liste ak benn yoo xam ne ñoo bëggoon a dem finalement 15 rek ñoo dem xanaa koy loolu kay jarutoon sax ñuy sonalaat leneen 15 kese ñoo dem 15 kese waaw bu fekkee 15 kese ñoo dem kay te nga jógee ci juróom-ñaar fukk ak benn maanaam 71 kon soxlootul sax guddal décision da nga war a wax ne 15 yooyu nañ jàll ndax itam nag jàll bu mujj bi mooy li nga xam ne moom la askan wi di décider koo xamante ne bii jàll nga tam te voté luñ la aussi doo jàll doo dem fenn donc ñun jàpp nañ ne daal lii nga xam ne moom mooy parrainage bi te CEDEAO wax ji nañ ko xool nuñ koy defee neneen noo xam ne dinañ mën a recueillir candidature yu sérieuses yi mais sans pour autant que mu nekk moyen pour dàq ay nit te tegoo ko ci li nga xamante ne bi mooy yoon. alors concrètement lan ngay proposer déjà ci xam naa lii leen dal nii am na loo xam ni xalaat nga ko si. tout à fait buñ ko defee mu am beaucoup moins de problèmes. ñun li ñuy wax mooy d'abord na conseil constitutionnel def liggéeyam ci ni nga xam ne moom la ñuy xaar. dugal ngeen rabadare parce que c'est vrai que dañ naan conseil constitutionnel moom mu jëf fa la yëf yi sësee. mais même ñoom bu ñu defee ba pare ñu bëri xamuñu ko mais rabadare mun na. waaw rabadare ñu ngi xool ndax dañ koy def wala dugal wala déet parce que bu fekkee ne ñoom ci seen bopp ñoo jël feuille ne jox nga leen. dossier ñu jugé te waxuñ ne la ana dossier yi. xam nga tam loolu beneen problème la. te loo xam ne ñu ngi ko bind signé ko donc. ñu ngi xalaat est-ce que rabat d'arrêt bi dina ko jar wala déet parce que koo xam ne bëggul nga bokk moom bëggul nga bokk rek loolu mooy li nga xam ne moom moo ci nekk
donc ñun jàpp nañ ne daal tey jii def filtre pour wàññi candidature yi nga xam ne fantaisiste la d'accord nañ ko mais nii nga xam ne moom lañ ko d'accord defee kenn d'accord ci parce que ordinateur boo xam ne bu teyee mu ne la 1 nga am bu subaa mu ne la 2 nga am bu gannaaw subaa mu ne la 1000 loolu nekkul liggéey boo xam ne liggéey bu sérieux la bu yenu maanaam bu war a mun a àtte ay nit te nag mbirum élection dafa nekk loo xam dañ ko war a teg ci jaaxaanaay boo xam ne képp koo xam ne daan nañ la nga xam ne liñ la daanee nekk na yoon. alors du caage ni seen liste valable rek da ngeen di toog banque seen loxo dina am nu ngeen di bokkee ci élection yooyu. nu ngeen ciy demee. ndax da ngeen di rejoindre benn coalition da ngeen di jàppale da ngeen di dolliku feneen nu ngeen di def. waaw actuellement am na ay coalition yu bari yuy wax ne nañu waxtaan ak ñoom. pour ñëw jàppale leen et cetera mais ñi ngi xool. parce que ñun jóguñu woon pour jàppale kenn dañ jógoon vraiment pour que. baatu askan bi mun a yegg assemblée mun a défendre intérêt population yi ndax gis nañ ne lu gën a bari parti yi bu ñu demee baatu parti lañ fay yóbbu. ak politique waaw mooy parti baatu politique. su ko defee te population yi dañ laaj dimbal dañ laaj jàppale dañ laaj vraiment ku leen taxawul. alors Momar mënoo fi ñëw ba dem te waxuñu ci njëkk yi jamono ji ñi ngi wax subvention yeeg waaye malgré ça njëkk yi ñi ngi yokku boo demee fii kii di jaayee lii kii di jaayee yële lan moo ci pexe tamit. waaw dafa am ñaari jafe-jafe. benn jafe-jafe bi mooy li jógee bitim réew lu ñuy jéggaane. suñ ko doon defee fii yëg gi warut a yokk. comme noonu mais yi ñuy jéggaane yokk na mais même yi ñuy defee fii nit ñaa ngi koy yokk. parce que dafa am rumbulement yokk maanaam tey jii bu yokk commencé. ñu ci bari dañ ciy dugg di yokk loo xam ne amul impact direct ci li nga xamante ne bi moom la ñuy moom la ñuy produire wala impact bi bu nekkoon 5 francs dinañ ko yokk ay 25 wala 30 wala 50 francs te fekk ne loolu du impact kon li nga xam ne moom moo ci nekk ñaar la benn bi mooy yokk yi jógee bitim réew war a dal ci réew mi na état ñëw taxaw ci diggante bitim réew ak ci biir réew mi dindi taxes yi s'il le faut mu dugal ay subventions pour maîtriser prix yi. C'est très important te loolu mooy li nga xam ne mooy solution numéro 1 bi ñuy laaj état. deuxièmement état aussi dafa war a yaatal produit yi nga xam ne dañ koy subvention dañ koy homologué ndax produit bi suñ ko homologué kenn ku ne di nga ci mos li nga war a mos mais kenn du xam kenn du lump. ndax tey jii bu fekkee ne da ngaa yemale produit homologué yi ci li nga xam ne mooy mburu farine ak diwlin ak suukar waaw mais yeneen yi ñuy jënd yëpp. yàpp dañ koy jënd. jën dañ koy jënd et cetera meew yooyu yëpp ay produits de première nécessité la yoo xam ne yu ñu war a homologué la suñ ko homologué ki koy jaay. dina ci gis boppam te ki nga xam ne moo koy jënd duñ ko rey. kon il faut que état yaatal liste produits yi nga xam ne dañ koy homologué bu ko defee kiy jaay dina gis boppam. mais doo rey consommateur bi. beneen bi tam mooy bu période yu mel nii amee. day mel ni comme période bu feet jegese da ngay gis spéculation boo xam ne teguwul ci dara. état di seetaan. te état warul seetaan spéculation li mu war a xool mooy bu fekkee ne njëg yi dafa war a yokk bitim réew ñu xool est-ce que yokk bi normal na ak yokk bi ñaata la war a tëbb et cetera su fekkee dem na ba loo xam ne du nar a sonnal consommateur yi état taxaw ne kon man danaa ci dugal nangam pour que prix bi bañ a yëg mais bu fekkee état dafa taxaw di seetaan produit yu ëpp ci produit yi nga xam moom la ñuy dundee problème day am te loolu mooy la situation actuelle. mais ndax mun nañ dëkk ci homologué ak subvention tamit. xam nga bu fekkoon ne tey jii dañoo nekk dans un marché concurrentiel normal. maanaam tey jii soo ma jaayee lu seer ma bàyyi la fi dem jënd ci gën a yomb xam nga loolu sax régulation day am. waaw mais bu fekkee man soo ma jaayee lu seer lu mu seer du ma la fa ñemee bàyyi dem feneen damay am problème kon damaa tënku ci yow ndax su fekkee jaay nga ma lu seer ma bàyyi la fa dem ci keneen su ma ñëwaatee doo ma lebal te nit ñi dañoo néew doole gi néew doole nit ñi moo tax boo demee boutique bu la jaayee lu seer doo wax dara sa xol day jeex mais doo ko mën a boole parce que da nga naan soo ko boolee boo ñëwee bëgg mu lebal la mburu wala mu lebal la gaz loolu du la lebal mooy li wolof naan ku sañta nangu xaw ma ku ëmb sa sànqal ëmb sa sañta nangu sañ waaw donc kon loolu aussi dafa nekk ay situations yoo xam ne c'est des situations extrêmement difficiles extrêmement compliquées yoo xam ne état mënul toog di seetaan warul toog di seetaan il faut que mu intervenir pour que population yi mën a noyyiwaat tuuti. ñu laal tuuti ci enseignants yi tamit grévati nañ tey ñi ngi wax non respect protocole d'accord bu ñu xaatimoo ak état bi foofu tamit. waaw foofu dafa am ñaari responsabilité. gis nañ ne. état boo jëlee sa engagement na nga xam li ngay jël engagement parce que état li muy jël engagement xam na ko donc moom warul jël engagement loo xam ne leer na ko ne jàpp na ne jaaduwul wala mënu ko
mais bu fekkee ne mënu ko ba pare jël engagement pour coow li jeex. waaw coow day kii la rek. guddal jël la rek guddal jël différé coow bi. beneen bi tam mooy ñi nga xam ne ay enseignants lañ. war nañ fàttaliku ñoo fa nekkoon enseignant bu njëkk respect bi ñu ko joxoon. boobu daanaka dañ koy jàpp comme administrateur région sax maanaam boo taseeg sa maître da ngay jàdd. maître yi dañ leen a respecté woon parce que dañ daan def enseignement par vocation. maanaam defuñ ko woon ngir xaalis defuñ ko woon pour ut liggéey pour ñu leen di fay weer. parce que bu fekkee da ngaa jiital ut liggéey pour fay weer problème xaalis suba midi ngoon ngay wax. mais bu fekkee ne da ngaa jiital mbir mi par vocation. di nga laaj ay problème pédagogique di nga laaj ay yoo xam ne vraiment bokkul ak affaire xaalis de manière traditionnelle. te même booy laaj affaire xaalis de manière traditionnelle di nga def le maximum pour bañ a impacter négativement jàngale xale yi. kon la responsabilité elle est partagée. parce que état lu mu signé war na ko def. waaye enseignants itam waru ñëw jiital rek suba midi ngoon ay problème yoo xam ne problème lu jëm ci xaalis la comme ni ko syndicat yu bari di defee d'ailleurs. li ñu bëgg waxtaan ak yow bëri na waxtu wi daf ñuy tënk mais am na boo xam ne tamit facteur de consommation la foog ñu wax ko. mooy agression dee yu bëri yoo xam ni ay jege ñaale ñooy. faat seen i mbokk ñii seen i xameel. seen i jege ñaale loolu tamit. waaw xam nga. doy na waar loolu d'abord vraiment ñi ngi ñaanal ñi ñàkk seen bakken yëpp yàlla xaree leen àjjana mais di wax ne état bi dafa insister tout déjà ci li ñuy wax prévention. maanaam xoddeeku balaa ngaa lakkale. ndax tey jii boo xoolee ku rey nit 2 jours après ñu ne jàpp nañ ko. bravo police ça c'est bien. mais nan la ñuy def ba rey nit yi wàññeeku. c'est très important parce que xam nga am na temps xeex bi ñu daan xeex Sinébar yi di def sensibilisation créer ay centre Jacques Chirac. di sensibiliser nit ñi parce que bari na ci rey yi am day ànd ak Sinébar day ànd ak ku taqali ko sagam ndax nit normal dara jotu ko mu xool nit di ko jam. loolu jënwul maanaam. kon ni nga xam ne noonu la xeetu yi tàqalee nit ak sagom. di duggee ci réew mi. nit ñi xale yi di ci dugg bay tàqaleeg seen sago bokk na aussi ci lii yokk insécurité bi moo xam ci insécurité ñoo xam ne suba ba ngoon dañ bëggul yomb bëggul am xaalis te duñ liggéey di wër di agresser nit ñi bokk na ci tam ay situation yu mel ni comme situation yoo xam ne ay violence la ci biir kër yi des fois tam da ngay gis ne am na ci yoo xam ne vraiment nekkut lu nit mën a comprendre. kon il faut que ñu def beaucoup de prévention. donc état war na jubluwaat ci li nga xamante ne bi mooy prévention pour wàññi situation yi ngay xam ne mooy indi xale yi di. prévention waaw Momar mais njaboot ci tamit foog ñu leen di interpeller. moom lay wax léegi nag prévention société bi tamit xoolaat boppam. prévention ndax c'est pas pour justifier mais pour expliquer meurtre bi nga xam ni indi na coow bi am Pikine l'explication que enquête bi sennal pour l'instant. oui pression wu ngénte. waaw non mais xam nga pression ngénte est-ce que kooku bopp bi neex na. mais loolu laay wax moo tax ma ni la société et les familles sont interpellées. waaw quand on va évoquer cette raison dañ ma teg pression. mooy ne kooku bopp bi am na problème parce que dañ ma teg pression rek ma dem rey nit. pour indi non c'est pas logique. donc il faut que ñu xool dara ñun bu njëkk parents yi dañ daan yar suñ doom. parent bu la gën a néew doole moo la daan gën a mën a yar doomam waaw gëmloo ko yàlla ba tax mu mun a muñ xëy suba ba ngoon lekk benn repas te du def bruit mais léegi kenn talutul sa doom da ngay bàyyi sa doom suba ba ngoon télé bi TikTok yeeg yooyu ñoo koy yar li ñuy gis ci télé bi ak li ñuy gis ci écran yi téléphone yi dañuy dem ba foog ni sax ñoom ñooy les personnages yi nekk ci biir jeu bi nga gis ñoo xam ne dañuy wax seen doom sa morom bii de moom moo defal nangam yaayam te xam nga ne kooku liggéeyul kon fu mu ko war a jële xale yu góor yi bëgg lu yomb bëgg résultat léegi xaalis léegi te nanguwuñ liggéey yooyu yëpp ay raccourci bokk na ci li nga xam ne moo tax yenn situation yu bari ñu di ko def mais nag faute parents yi la ñun parents yi dañoo war a gën a góorgóorlu pour vraiment bàyyi xel ñi nga xamante ne bi ñun ñoo leen indi ci àddina donc responsabilité parents yi elle est entière état tam dafa war a accompagner mooy def ay kii de prévention fexe ba c'est très difficile de xeex nag ak ay télévision ak ay ordinateur mais soo gëmloo nit ki boppam rek dina tax ba yenn yi bu ko gisee sax danaa ñi ay doof lañu wala du ko yóbbaale donc te loolu c'est extrêmement important mais loolu moom moo gi dafa am baat boo xam ne dafa commencé rare jomb naa def nangam léegi kenn jombatu la def dara nit
jombatu la taxaw wax fii dara loo xam ne bu subaa mu wax le contraire. nit jombatu la sàcc xaalis ñëw taxaw. te avant kaddu moo gënoon a fort signature. exactement mag yu njëkk yi seen kaddu lañ. moo doon seen signature. loolu nag moom moo bokk ci lii indi jafe-jafe yi yëpp parce que bu fekkee nit ki dem na ba jàppatul boppam te booy xool dafa am benn glissement. dañuy glisser ne vers la liberté. mais dañuy def glissement nekk bàyyi ma. parce que bàyyi ma yi ñooy ki nga xam ne mun nañ def lu leen neex fu leen neex moment bu leen neex. nit mënul loolu parce que dafa dëkk en société dafa dëkk c'est un organisme évolué. mais liberté warul la tendre vers la bestialité. et c'est ça qui est en train d'être opéré bon malheureusement ñi mënut a def distinguo bi ñëpp il tombe dans le panneau. te loolu bokk na ci li nga xamante ne bi moo tax ba suñ doom yi actuellement maîtriser tuñ leen ndax jëluñ responsabilité bi ñu war a jël ci ñoom pour leeral leen pour expliquer leen et que par conséquent donc dañuy am comportement yoo xam ne ëllëg ak si biir dañ koy rëccu da ngay gis nit yore doomam bu njëkk maître su dóoraan sa doom sax boo taseeg moom dóor li léegi maître su dóoree sa doom am na problème ndax police voilà donc yooyu yëpp dafa nekk ay façon de faire yoo xam ne dañ ko bëgg a copier ci l'Occident te bokkuñ ak Occident ñun ni ñuy gisee ak ni ñuy fonctionner ce qui fait que kuy roy dàq lay doon dañuy exagérer ci ay situation yoo xam ne du suñuy situation Momar Ndao ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm encore prétexte entretien bi ni mu ko doon laaj ak tontu bi ni mu ko doon waxee mooy LISC ak ASCOSEN force ouvrière ci li conseil constitutionnel dëggal ni duñu bokk ba tax ñu doon jéem a leerlu waaye it waxtaan nañ ci wàllu consommation léegi soxna Fatou Kiné Deme moo teew xibaaru marax yi bu weesoo xibaar yi ci nasaraan ñu faram-fàcceel leen ko ñu dellu si fi yeggali ci wàllu nasaraan lay doon boobu Soir d'info jërë ngeen jëf